Awa xam nga relation de couple yi li tax léegi pour man li tax léegi dëgëratul c'est que génération xale yi mujj tu as l'impression qu'elles n'ont que le sexe à offrir dans le mariage parce que da ngay toog ak ki la war a takk du ngeen wax projet d'avenir du ngeen wax projet de mariage du ngeen wax doom yi ngeen bëgg a am du ngeen wax lan ngeen leen di éduquer sur quelle base on va vivre comment on va faire pour réaliser bu ma la jàppee yow bu ma la tëjee bu ma la liyee bu ma la nangamee c'est mais loolu nit mënu ci dëkk sax xanaa. c'est à se demander est-ce que loolu kese waaw. est-ce que loolu kese nga am yow pour proposer et c'est très dommage qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. c'est que derrière tout ça il faut que xale yi xam ni que sëy il y a pas que ça parce que cette passion du début tout le temps vous vous sautez dessus après day wàññeeku mooy li ma wax de. parce que après vie de tous les jours bi day ñëw routine bi ñëw gestion xale yi ñëw coono bi ñëw c'est là la ñuy wax jigéen bi mu am ingéniosité parce que góor dafa am ay attributs jigéen am ay attributs xam nga tey quoi qu'on dit suñu société dafa patriarcale tey bu góor jëndoon par exemple lingerie pour góor ñëw fekk jabaram toog tey maa lay bégal damay jaagari damay nangam c'est gauche ci entendement sax ñun suñu xel daf koy refouler parce que suñu ay société moo patriarcale jigéen la yàlla may attribut wu séduction ba Adama sunu maam Adama ba ko Awa di wër ba ñu gisante muy tiitaru daf ko seen dégg naa toog waaw di xaar pour mu ñëw ci moom parce que jigéen moom mooy defar ba pare di jaayu il faut nga attiser l'homme éveiller sens yi nekk ci moom je reviens à raviver la flamme parfois góor am na nu mu lay takkee ñëw présenté wu wane responsabilité nekk kilifa bu duggee sa biir kër il a une posture bu muy sol waru ko brander su ko defee yow kilifteef boobu moom nga koy delloo tu ne touches pas ses folies doo xam ses vices parce que loolu la braqué bu génnee ci biti am benn maîtresse am boo xam ne quand il est avec elle quand il est avec la maîtresse il se lâche il est lui-même. tu sais pourquoi loolu dafa rax seytaane. waaw te lii yëfu yàlla la. du loolu non. parfois du loolu kese. ndooy déglu ma. ndooy les parfois du loolu kese. loolu la de. parfois du loolu kese. gel bi affaire seytaane la nañ ko bàyyi mu yeggali après yow nga jël loolu mën na si nekk. mais regarde góor ak posture bu mu mën a am ak carapace bu mu mën a am ak kilifteef bu mu mën a am ak responsabilité bu mu mën a am bu duggee ci këram il faut que tu puisses percer ses folies. il faut que tu le fasses amuser il faut que tu le fasses danser il faut que vous soyez potes. il faut que mu simmi cravate bi su ma la waxoon sama grade bëgg borom kër tey da ngay waaru. te c'est-à-dire loolu dama koy instaurer. kon grade yi da ngay jël sànni ko yow. bu duggee day bu duggee foofu. waaw man maay def man maay monter général bi moom day waaf day màcc. mais c'est-à-dire loolu. il faut que jigéen ñi loolu il faut que jigéen ñi di mën di percer mystère boobu. c'est-à-dire mooy li kii wax léegi nekk l'épouse en même temps par rapport au respect. te respect bi na yem ci réunion de famille yi. bu toogee nga jox ko son droit à la parole. kilifteefam nga jox ko ko. mais bu wét amee soit sa maîtresse. il faut que ngay mën a di percer ses vices. di xool li mu bëgg te ñemew koo wax ci biti te yéen ñaar rek yéen a ko mën a waxante. nga koy assouvir. dafa bëgg loolu nekk seytaaneem kon yow yaay seytaane sa waay dama dugal de waxuma sa wax dama ne sa waay dama ne dama xamal sa borom grade yooyu soldat la de bàyyi ma soldat la de jërëjëf Ndella Aïcha moi j'ai beaucoup aimé son terme tout à l'heure mu ne soo nobee nit dafay am looy sentir sa benn da ngay maas waaw est-ce que am nga ñu fi toog fii ñëpp est-ce que fu nañu nopp kenn ba sentir nga gis ko rek muy maas sa yaram di maas yaa awa est-ce que mos nga nopp kenn voilà donc c'est ça l'amour quoi nga gis nit rek sentir que sa fit bi ne tëf Ndella mooy lekk sax boo ko gisee da ngay suur voilà mais soo gisee da ngay sentir que da nga ko nopp sérieux sa yaram bi di maas sa fit bi di tam vibrer tu sais j'aime bien nga toog ak sa jabar muy ngay añ waaw mu lay tegal moom lekkul ah. waaw mu lay tegal waaw. mu lay tegal c'est des marques d'attention. man xam nga yëf yu mag yooyu man ne man yooyu lay dund la moom ndooy nañ bàyyi. léegi maintenant sa jabar sa jëkkër da nga koy nopp. je reviens toujours sur ça. ci nopp bi c'est important. bàyyi leen di sëy par nécessité. waaw bàyyi leen di sëy. ah bàyyi leen di takk jabar doo ko muñal. bàyyi leen di takk jabar
parce que dafa war a am kenn ku nekk si kër gi. pour defal la doom. defar soo ko nobee da nga koy toppatoo. un géniteur. soo ko nobee da nga koy toppatoo. da nga koy maase xam nga temps yëpp coono yëpp ñëw si massage. day leen di maase seen i jëkkër yi. nee na massage nga wax. waaw day leen di maase seen jëkkër yi. massage parce que man je peux pas concevoir. je peux pas concevoir. da nga ne lan mooy raviver. la flamme. waaw je peux pas concevoir benn jigéen di maase góor bu nekkul jëkkëram. c'est tellement je peux pas concevoir ça. kon del su ma la déggee. jigéen man maay maase sama jëkkër. maay dàmp sama jëkkër. waaw. maa koy préparé maay préliminaire maay defal lépp sama jëkkër. keneen waru ko laal. dégg ngeen wax ci. j'adore j'aime. keneen waru ko laal. ça fait partie des relations intimes avec son mari quoi. jërëjëf Aïcha Alima. wax dëgg yàlla man pour man ñaar nit ñu bëggante ñu nekk wala ñuy sëy léegi dafa war a mën a gën a yomb parce que bu njëkk ba dañ daan gis da ngay sëy ci famille et tout donc yenn action yenn mbir yi pour nga def ko da daan métti mais léegi ñu ngi gis ne au fur et à mesure addunaa ngi dox léegi ñu bëri ci appartement yi la ñuy sëy ñoom ak seen i jëkkër a fay nekk et tout def say donc yëf waaw def say yëf def say talon def say yëf def jaagar mais attends nee naa la jigéen dafa war a xam nga sànq dama ne jigéen dafa war a mën a matal lépp si jëkkëram wallaay jigéen dafa war a mën a matal lépp si jëkkëram xel dafay téy sëy xalaat dafay téy sëy respect da koy téy mais communication moo gën a téy li nga xam ne mooy mbëggeel c'est important communication dafa am solo ak jàmm ci biir kër gi jàmm ju bari gis nga des fois sa conjoint wala sa conjointe sax mën na wàcc nga xool kanamam rek xam ne kii tey ça ne va pas nga xëcc ko indi ko waxtaan ak moom bu la mënul wax sax lu ko métti mais nga apaiser ko waxtaan ak moom dalal ko béggal ko xool li ko neex da ngeen war di fecc ci biir kër yi war leen di béggal seen bopp ci biir kër yi di bàyyi ne boo génnee si biti la ngay def ci biti boo nekkee si biir kër gi nga nekk pas allemand mel ni gaynde mel ni benn gaynde ci biir kër te yow boo génnee ci biti yaa ngi fecc waaw yow boo génnee ci biti yaa ngi ambiance boo génnee ci biti yaa ngi defal xale bi di ko boot di ko feccal di ko toggal di ko defal lépp si biti pourquoi mënoo ko def sa biir kër te gis nga nag nañoo xamante dëgg am na jigéen yoo xamante ni billahi danoo jonge mais loolu la foofu la am nañu jàmm est-ce que jigéen yooyu tey may nañ possibilité seen góor mu mën a épanouir ci kër gi mais moom laa lay wax ba mën a voilà am na jigéen yu ko xamante ni ak ñoo bëri jàmm am na jigéen yoo xam ne jàmm kese la ñu am loo bëgg su booba jantu son ñu ngi si dafa am góor yoo xam ne dañoo séeneen te aussi nañu bàyyi distance baaxul ci mbëggeel pas distance comme yow nga nekk fii kii nekk mooy fee lu mu doon wax keroog merci distance géographique waxuñu boobu mën ngeen nekk ci biir kër gi sax da ngeen di nekk si biir kër gi yéen te du ngeen wax da ngeen di bokk ci benn kër amu leen communication da ngeen di bokk ci benn wax yéen heure tëdd rek moo leen boole heure tëdd te heure tëdd sax am na nu muy demee sax ku njëkk a yéeg tëdd na nelaw pare na ci jigéen sax buy sëy waroo sax may yow sa jëkkër njëkk dugg ci biir néeg bi pour tëdd yow xanaa balaa moo dugg ci biir néeg bi pour tëdd yow war ngaa mën a jiitu ci biir néeg bi au moins sax pour téye sax benn débat même bu fa dara amul sax nga téye débat sax pour ngeen mën a waxtaan sottante xalaat projet yu bëri heure boobu lañ koy defar heure de clim boobu noonu dañuy sotti yu bëri waaw mooy heure bu baax bi nga xamante ni projet yu bëri heure boobu lañ koy tënk dëgg la projet yu bëri heure boobu lañ koy tënk jërëjëf Alima maye yu bëri heure boobu lañ koy maye may man yaay yow bi yëpp heure yooyu lay doon léegi damay ñëw si Modou xam nga Alima dafa am lu am solo xaaral ma ñëw ba après nga kiyaale foofu Alima dafa am lu am solo bu dee mënaan sax Modou Gueye doy baan bu dee laaloo dara yow tey dama yéeg xëy na jigéen quand même mooy sookul bi moom mooy mën a neexal kër gi tartari dëgg la wala du dëgg moom moo mën a apporter bonheur vraiment indi gaieté neexal kër gi tey sax sa góor mën na wàcc am nu mu wàcc nga waxtaan ak moom ba mu wax ma nag góor bu nga xam ne déggul jat waxuma kooku ne ki nga sama benn mère dafa doon wax góor gaynde la da nga koy jat mu ne nemm nga fëxal ko mu dem boo ko fëxalee mu dem nag ka muy dajal bu mënee jat saalaali Mohamed bu ko waxee mooy ñàkk nga sa jëkkër ça dépend mu dégg déggoo ma de non maanaam jat bi boo déggee li ndax mooy góor man bu naqaree deret bu ñëwee yow kalmal waaw ku jigéen loolu laa lay wax dëgg da nga koy jat mu ne nemm léegi dañuy ñëw ci Modou doy baan tey est-ce que loolu nu mu waree ci jigéen noonu la waree ci góor yow Modou yow tey xëy na maanaam neexal sa jigéen neexal sa góor defanteeg moom yu baax tey sax bu jaree sax nga sol nga woddu feccal ko mu kontaan loolu yëpp waaw bien sûr am na yow yaawa mooy wax ndoy baan yeggali non ci biir néeg bi lépp ci biir néeg bi lay xewee mais yow tey mënoo feccal sa jabar non man nga ko feccal mais pas woddu quand même non ndoy boo déggee wax déggin la laaj li nga xam ni dafa am góor ñu koy def di woddu ko sol ay yu kenn bu bon attaque ñu takkal leen ay fer yu kenn xamul
yëfu yambar yooyu mooy lan mooy yëfu yambar ci biir néeg bi waaw ci biir ci néeg yéen bi ñaar la kon kay jëkkër ak jabar foofu amatul yëfi léegi néeg def lu raw ci biir loolu néeg bi da ngay dama ne yeggali ci kii biir def lu raw néeg lëmbal bi ci defal biir yëfi néeg góor moom sax lëmbal da kaa moom jàpp mu def yeggali yëfi jigéen li ngeen match bu mu fin waaye waxuñu ngay yagar yi ngay takk ay fer ndoy tey yaram bi dafa tàng ah non Modou c'est vrai demal ci loolu faut arrêter loolu la noonu. ci biir kër gi ambiance bi ci biir kër gi ni ku jigéen ki war a neexale ku góor ki tam noonu la war a neexale des fois comme madame Bass li mu wax sànq des fois nga ñëw bett sa jabar waaw def jënd say affaire ñëw bett ko comme ku jigéen ki ni mu jongee góor ki tam noonu la war a jongee xam nga couple. lii lan la nii ah yii la doon waxaale sànq du lii de la doon laaj sànq xam nga lan laay jàppe lan mooy couple. couple tant que yéen a ngi nekk ñaari nit nekku leen couple. benn ngeen di un doon couple benn nit ngeen war a bu boobaa soxlaatu sax communication bu bari day ñëw rapidement facilement. connexion day am da ngay xam mais man xam naa lan mu may metti non xam naa lan moo ma neex yéen ñaar bu ngeen bokkee benn li la neex da koy neex li la metti ko jaratul wax da nga koy yëg télépathie léegi chaque fois dama naan foo fekk ñu naan muñal ak yërmande ak ay jooy pleurnicher mooy am na ku deful lu ko war nobul keneen ki te wàcc na yoon couple nag bu ngeen nekkul benn nit mooy ñaar ngeen kenn ki bu nobul kenn ki keneen ki na dem yoonam arrêtons mais Modou tout n'est pas parfait je veux dire bëñ ak làmb ñoo dëkk des fois ñaar ñu mooy li ma doon wax sànq ñaar ku nekk da nga am sa éducation ngeen ñëw bokk dëkk dafa metti donc am na des fois yoo xamante ne dina fay génn wala nit motul di nga juum def dara xëy na heurté nga kële te xamoo ko waaw déggoo li ma wax de loo wax dëkk dafa metti mooy lan mooy dëkk dafa metti su ngeen nobantee metti du am mais même ñaar ñu nobante teewul dañuy tooñante ci biir kër gi mais mënul nekk mais nobante bi day wàññeeku nobante bi day wàññeeku dama parfois ni la mu jeex dama ni la parfois mu jeex voilà nag foofu ngeen juumee nag parfois mu jeex quand on aime ça finit pas jamais mbëggeel moo dul jeex Modou bul wax lu dama ni bul la waxati loolu mbëggeel moo dul jeex nopp laisse-moi day finir jeex yow ndëg bëggeel ak nopp yëpp benn démission nga ko du jëlee benn non dama ni la non defal ndànk dama ni la dama ni la quand on est amoureux ou quand on est amoureuse aimer bi ngay aimer sa doom ak sa yaay bokkul ak aimer bi ngay kii mooy amoureux quand tu es amoureux fou doo gis sax say défaut jabar wala doo gis sa défaut jëkkër man jigéen bu ma nekkal en une semaine bu ñu jëlee sa baaraam boole ko 100 baaraam bu jigéen ma ne bii mooy sama mbosu jabar je suis très attentionné même ma yeggale rek xam nga loolu lan moo koy waral mooy fi nga teg yëg yow fi nga teg sa bopp nga teg fa ki nga nekkal tant que loolu amul mais nobel bi demul à 100% y a tricherie am na ku nopp kenn ki nobul man nag dama dul perdre sama temps su ma xamee ni fi ma la teg tegoo ma fa damay effacer wuti leneen damay wuti leneen Sénégal nag lan moo fi nekk dañuy sëy par devoir sa yaay ne la boo tasee sa papa ne la boo tasee ma tafas sa yaay sa yaay ne la boo tasee ma dogoog yow te boobu nag saa ñu la ko waxee rek mooy waa ji yor na yaa ngi may dégg y a pas d'amour y a de la tricherie nobel su amee yërmande du am léppay normal amour day ruus boo yërëmul ban amour mooy ruus am na ñu say 40 góor dama ni la dama lay jox exemple amour bu ruusee rek mooy yaa ngi xool feneen la nga commencé woon continuer woo ko léegi dinañ ñëwaat ci yéen muñ moom da ko ci boole donc